ay musicien am te comme tey yàlla def na ci Assane Diouf la ñuy wax ci Assane Diouf la ñu ñëw donc ma bëggoon vraiment ñu fàttali ko ñu fàttali gars yi rek nekk ñun lu ñu taxaw dañ ko gëm dara duñu delloo ginnaaw kenn fayuñu ci lii ñuy def wutuñ ci dara nous on est bien ñu ngi sant yàlla te xam nañ ne que aussi nombreux de nos spectateurs dañu nekk ci jàmm vraiment ñu ngi ñaanal ñëpp di nuyu ñëpp ngeen continuer ñoo ñaanal parce que again ñun loolu rek la ñu soxla ci yéen mooy ñaan bi c'est très important parce que fi ñu jëm yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam bi muy xeexali xeexu Badar comme ni ma leen ko waxee c'était la guerre musulman yi la woon te ñun tamit li ñuy xeexal ni Sénégal ba léegi xeexu jullit la xeexu race chrétien la xeexu juif la xeexu ñëpp la d'ailleurs c'est loo xam ne la pour citoyen sénégalais la ak Sénégal ci boppam parce que gis nga nee nañu luy raam di jóge ci ñaay bi boo ko gatanluwul dina ñëw yegg ci biir kër yi te dina fa toog xam nga dafa am loo xam ne dafa important te duñ koy wax toujours nit ñi duñ ko nangu bàyyi xel boo nee Macky Sall nga ne Sénégal rek ñu ne mi ngi attaqué Macky Sall seet ngeen Central Afrique gis ngeen lan moo xew ci dëkku Afrique yi dëkku Afrique yi nga xam ne ñu ngi ci Afrique gis ngeen ni dëkk yi di tàkkee parce que gàttan luwuñu problème bi nga xam ne moom moo ñëwoon teel gars yi gis ko ñëpp di noppi di xaar di toog seen kër yi di seetaan ba mu ëpp leen loxo xaw ma ndax yéen a ngi calculer wala calculer wu leen waaye boo leen calculer Macky Sall lenn rek la émerger Sénégal mooy police ak militaire mi ngi yokk police mi ngi yokk armée bi tout simplement pour lan pour protéger ko moom il s'en fout de l'intérêt des Sénégalais donc waxu Assane Diouf bii tax tey ma ñëw dama leen ko bëggoon d'abord tegal par vidéo comme ça mu am yoo xam ne di ngeen ko déglu ñun ñëpp ñu bàyyi ci xel parce que ñun ñëpp ñoo bokkoon xeex bi di ko xeex dès le début te Assane Diouf dafa am luñ ko accusé woon dafa am loo xam ne moom moo waraloon jàpp bi looloo waraloon ñu ñëw këram fekk ko fa jàpp ko balaa ma yegg ci loolu dafa am xibaar boo xam ne tey vraiment naqar la ci ñun ñëpp naqar la parce que Assane Diouf moomu vraiment sëram bi ñuy ne ndey maam Anta Sarr moom la tuddee taawam bu jigéen bi nekk Amérique ki amoon anniversaire temps yële passé te ñun ñëpp ñu ko doon souhaiter joyeux anniversaire parce que xam nañu nit bu demee bay tuddee sa doom nit c'est parce que dafa sax ci sa biir xol mooy nit kooku daf la jege da nga koo bëgg donc dafa sax ci sa biir xol moo tax ngay dem ba koy tuddee doom donc sëram boobu maam Anta Sarr gaañu na tey lañ ko denc ci dëkk bi tudd Daaru Musti ñuy ñaan yéen ñëpp doomu jullit yi ñu ñaanal ko parce que Assane Diouf bu nekkoon tey ci biti je sais bien que live am bi yëpp ci loolu la koy def non seulement mais moom ci boppam dëj boobu du ko raw te moom ci boppam dina def kattanam ba àdduna bi yëpp ñaanal sëram boobu muy maam Anta Sarr ñu leen di ñaan taawam bu jigéen bi moom la ko tuddee maam Anta ngeen ñaanal maam Anta Sarr yàlla jéggal ko yàlla xaare ko àjjana ci barke yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñaanal maam Anta Sarr bu loolu weesoo balaa may commencer waxtaan bi non defe naa commencer waxtaanu Assane Diouf bi mais dinaa ko tëjee ci affaire Feuz Galsen bi ma dégg muy riir New York affaire Feuz Galsen bi ma dégg ñëpp bëgg koo jël daw ak moom ku nekk di ci bëgg a profito di menacer di def ay affaire rek bëgg naa yow d'ailleurs Feuz balaa lépp nga dem tëddi nelaw boo amee ay gerte yooyu yëy nga yeesee gerte boo bëggee dox ci tali New York yi nga dox ci nga daagu gàcce nga laama dara du la dal parce que fii Amérique la is freedom of speech here fii ku mu neex wax lu la neex te dara du la ci fekk te loolu la ñuy protéger Assane Diouf donc du ñu nekk ay hypocrite protéger Assane Diouf ba pare di la xeex wala di xeex keneen ndax man mii di wax du li may wax yëpp ay neex nit ñi waaye man dañ maa ñemewuta attaqué ndax ku ma attaqué la loolu rek a fi am comprendre nga donc yow demal nga tëddi nga nelaw gàcce nga laama nga yéey say gerte kenn du la laal doxal daagu ku la laal nga woo ma man dara du la jot va dormir voilà donc nañu ñëw ci affaire Assane Diouf léegi c'était très important ñu ñëw ci waxtaanu Assane Diouf bii nga xam ne moom daf ñoo intéressé vraiment
mu doon loo xam ne dañ cee bëgg a wax tey sénégalais ak fu mu mën a doon nga bàyyi ci xel parce que c'est important comme ni ma leen koy waxee toujours Sénégal démocratie la te démocratie ñëpp ñoo ci war a bénéficier wu doomu sénégalais yëpp dañ cee war a bénéficier wu mooy tey nit war ngaa mën a wax te dara du la ci fekk nit war ngaa mën a jëf tànk yaa ngi def jàmm dara du la ci fekk war ngaa mën a lépp loo xam ne war ngaa am droit voter sa kàddu ñu dégg ko sa carte mooy sa doole war ngaa am droit génn ci Sénégal dem fu la neex te alkaati du la bundu xatal te kenn du la bundu xatal that we know for sure mais nag Sénégal dafa nekk dëkku hypocrite like the hypocrisy in our country is extreme is excessive ndax tey rek maa ngi toog maa ngi dégg beneen nouvelle bu neex ñu ñuy wax ne que procureur général nee na ñu bàyyi Khalifa Sall loolu du choix xam nga par exemple nit ñi bu ñuy wax nañ leen ko nee nañ leen ngeen comprendre ne que Sénégal réew jàmm la Sénégal démocratie la kenn doñu changer li nga xam ne moom la suñu maam yi xeexoon ba ñu am ko loolu sénégalais bu nekk ci àdduna bi na nga ko xam lenn moo am Sénégal mooy ñu fal la nga respecter suñu constitution bi nga sàmmal ñu ko nga doxalal ñu ko ni nga xam ne noonu lañ la laaj nga def ko boo ko deful ñu jël la ràndal na nële jël keneen tegaat ko sa place loolu rek moo fa am mais Sénégal du royaume Macky Sall il n'est personne pour nous dire ce qu'on va faire au Sénégal ñun ñoo ko fal ñun ñoo bëgg mu sàmmal ñu suñu réew sàmmal ñu suñu constitution du fa def dara loo xam ne du dul naka si noonu ñuy toog di ko seetaan loolu moo tax tey 1 million marche juddu 1 million march fa Sénégal li ko jur mooy nonsense bi xew Sénégal we know ne que we no longer going to live with it and we are no longer going to stand by and just let Macky Sall do whatever he wants to our constitution or our people loolu moo tax ñu juddu 1 million marche fa Sénégal juddu and incha allah bu ci yàlla àndee ku bokk wallahi di nga fekkee history mooy di nga fekkee par exemple un jour historique dans l'histoire du Sénégal ku ci bokkul it di nga manqué un jour historique dans l'histoire du Sénégal ndax doomu sénégalais yépp ak fu ñu mën a ne comprendre leen 1 million march is not du mouvement 1 million march du association 1 million march projet la boo xam ne bëgg nañu association yi bëgg nañu mouvement yi bëgg nañu doomu aadama ak fu mu mën a ne ci àdduna bi mu dugal ci xelam mu dugal ci loxoom mu dugal ci xalaatam mu dugal ci tànkam ndax lii xew Sénégal lii di raam di dugg si biir dëkk bi ñu baare ko ñu delloo ko ci biir ñaay bi foofu la war a ne d'accord léegi ma continuer ci kaawu Assane Diouf bi comme ni ma leen ko doon waxee balaa may commencer am na message bu important boo xam ne Malika yónnee nañu ko Malika nous a envoyé un message important ci affaire Assane bi ma tegal leen ko bu ma ci paree xëy na yéen ñi ko comprendrewul ma firil leen ko parce que malgré démb kii bi live bi doxul woon normal tey dafa am urgence donc mënul ñëw donc mi ngi ñaan ñëpp pour ñu jéggal ko mais yónnee na message boo xam ne dinaa leen ko tegal ñun ñëpp ñu déglu woon ko merci maa ngi ne di ko Salam Ousmane and to all the viewers today. I apologize. This is Malika. Will not be able to make the live. I know we tried to do it yesterday and we had difficulties. Not feeling too well today, so I will see you guys again soon. And I just want everyone to be encouraged, motivated, focused, and please continue to spread the website for freeassanjuve.com and sign the petition and also donations if possible. Thank you everybody again for your support and your love. Peace. Voilà, donc kooku Malika la woon jabaru Assane Diouf donc lii la nit di def
au moins am na respect bu tolloo xam na ne mbooloo mi yëpp ñu ngi koy xaar tey comme mënul woon ñëw vraiment mu bindal ñu message mu ne mi ngi jéggalu ñëpp mi ngi jéggal ñëpp mi ngi leen di ñaan ñu continuer xeex bi nga xam ne moom la ñuy xeex ñu continuer éparpiller message bi nga xam ne message freedom la ñu continuer koo partager ñun ñëpp ñu continuer partager message bi donc aussi bu leen fàtte dem ci page bi freeassandiouf.com page bi ngeen like ko ngeen like page yu A Million March for Sénégal dem leen ngeen like ko dem leen ngeen adhéré wu dem leen ngeen bokk ci association boo leen mën a nekk lii wàññiwul lii ça n'a rien à voir ak association ça n'a rien à voir ak mouvement lii projet la projet boo xam ne la 1 million de sénégalais la ñu bëgg ñu génn ak fu ñu mën a nekk ci àdduna bi ñun ñëpp ñu génn jàppatali Sénégal yi won dictateur bi nekk Sénégal ne ko lenn rek moo mën a yóbbu Sénégal ci kanam mooy mu doxal Sénégal ci jàmm wala mu génn abal ñu dëkk bi te fi mu toll nii gàttal wax mooy ñun ñëpp xam nañ ne que Macky Sall du dem xam nga sénégalais seen waxtaan bi gën a neex bi gën a yomb mooy diw du dem donc ñun ñëpp xam nañ ne tey Macky Sall du dem donc bu ñu jël affaire u Macky Sall di ko xëbal wala di ko arranger nañu jël Macky Sall ñu tege ko de côté ñu xam ne du dem loolu c'est compris léegi balaa may sori affaire u Assane Diouf bi tey li nga xam ne moom moo ñu ci gën a intéressé li nga xam ne moom moo ñu ci gën a ñor moom laa leen bëgg a tegal nii kii mooy Mamor Macky Mbaye maa ngi leen koy tegal ngeen déglu ko bu ñu paree ci loolu ñu continuer ok jéggal leen ma jéggal leen ma dama leen di tegal lii parce que li tax ma koy teg parce que doomu aadama voilà na génn daa daw saa yi daw na saa yi daa daw ah man la Mamor Mbaye ànd naa ak sëñ Makhtar Mbacke Khadim Samb ak comité bi nga xamante ne ñoo ne Ndakaaru boo gisee nii ma soloo nga xam ne damaa ñëw pour combat Assane Diouf dàq naa ko mu daw dégg naa nag dafa daw làqatu ji police jëli na ko bii kawam moom du nu bokk banlieue Ndakaaru képp ku ragal nag saaga na ku ko neex saaga na ku ko neex saaga na ay ministre saaga na président saaga na soxna président daal di dugg nag ci Seex Bas mi ngi doog a laalaake laal na yoonu murit laal na sunu xol kookoy kàddu Sëñ Tuubaa mooy tànkam mooy ay loxoom moo yoroon màggal gi dëgg la incha allah banlieue Ndakaaru duñ ko bokk maa ngi Caaroy mi ngi dëkk fii Guédiawaye ñi fi taxaw ñëpp ay combattant lañ kenn du ci dellu ginnaaw sëñ Makhtar Mbacke dañ koy rey na taxaw bu ko ñemee na taxaw man la Ndoye Baye Fall li muy wax bu ko ñemee na taxaw bu dax nañ këram mu génn ñoo cëbb këram dax ko mu daw am na fit police jël na ko na ne ñëwaat ci kër bu ñëwee moom lu mu bëgg na ci moom mayatuñ ko muy dox mayatuñ kenn nag mayatuñ kenn amul za amul kese surtout Serigne Touba buñ déggate ñu tudd leen naan petit Mbacke wala nangam ka ko wax dinañ la fa fekk duma la te kenn du ko faj sunu bakkan lañ ci gar jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba. voilà donc frères et sœurs defe naa bu ñu juumul donc on a vu que lii Mamor Mbaye démb la woon pour te dire dama leen bëgg a woon connexion wu Mamor Mbaye ak Macky Sall ñaari fenkat mën nañoo nekk xarit ñaari sàcc mën nañoo nekk xarit ñaari woyu mën nañoo nekk xarit xam nga Mamor Mbaye du xaritu Macky Sall mais bandeem la délinquant am la ñoom ñaar du pour zéro moo tax ñu ànd du pour zéro moo tax ñu nekk xarit loolu ma leen tegaloon loolu mooy Mamor Mbaye li mu waxoon ça fait 6 mois 7 mois de cela mooy 7 mois de cela disons ngeen jéggal ma bi ñuy jàpp Assane Diouf lii la Mamor Mbaye waxoon léegi maa ngi leen di tegal Mamor Mbaye waxeet Mamor Mbaye mu barki démb yéen déggal ngeen ko seen bopp xam nga lii moo tax internet neex ndax man Ousmane Tounkara mii di wax sax bu ma duggee fii di wax lu dul lakasi noonu bu ëllëgee ngeen wonaat ma ko dama grand yow mii fenkat nga ndax lii nga waxoon waaw léegi xaar leen ma won leen Mamor Mbaye mu tey xam nga dafa am importance comme liñ leen koy waxee rek bu doomu aadama waxee ne waxeet nga ne ko ah déedéet fii àdduna moom waxoon naa mais waxeet amu fi
donc jéggal leen ma tegal leen kii nga xam ne moom mooy Mamor Mbaye mu tey parce que doomu aadama yi man xaw ma man maay jommi je ne sais pas voilà léegi mooy jéggal leen ma ta indil leen mu tey bi ah jéggal leen kii mooy bi mu def bi mu mujjee def voilà déglu leen gisoon leen ci tamit kaawu Assane Diouf nga xam ni que ci lañ ko jàppee ba tey nii sax bi ngeen jógee yow yaa àndoon ak jeunes yi ngeen dem pour. non du ay jeunes. jàmmarloo man naka la demee woon. voilà kooku bëgguma ci sax di wax man bëgguma liggéey Sëñ Tuubaa pare ci mbenn bi di ci toppaat demuñu fa woon pour xeex ak moom dafa am lu mu wax yoonu murit ndax Seex Bass mu Sëñ Abdou Khadre la attaqué ba pare daal bu waxee naka sut noonu danaa ko teg yoon te ñu gis fi mu saaga fi président te boobuy jëkk président mooy première instruction ñun ñëpp ñu ne ko yow la yaa jiitu ki jiitu boo ko fa kastalee ñëpp a daal yàlla teg ko fi mu saaga ku ne wax lu ne procureur wax ay nit yu am baat nekk États-Unis bu ñu indi ko bi mu defee yooyu yëpp dugg ci Cheikh Béthio wax keneen ak keneen ba yàgg nag mu dugg ci Cheikh Bass ma xam ni kii mi ngi ubbi porte ma woo ñaari murit nu àndandoo Sëñ Maxtaar Mbàkke ñëw bi ñu ñëwee këram dañ ko naroon ne ko ubbil mu ubbi ñu ne ko li nga wax dañ koy jéggul mu génne jaasi foofu na dañuy daw. kon yéen ñett ngeen woon li ñu doon wax ay nit. non du ñu bari bi affaire bi demee ba tas la nit ñi ñëw mais matuñu sax juróomi nit. nit ñi après coow lee après coow li la nit ñi ñëw kenn ku nekk nag daal di ne daal di ñëw nag ne ñun sax dañoo mujj parce que biñ ko jëlee ba yóbbu ko ñun dañ ne kenn du ko laal kër gi kenn du ko taal ñun ñoo doon dànkaafuwaat nit ñi parce que murid yi biñ ñëwee amuñu sago falaat ne ba 2 heures du matin ku ne damay dem man la déedéet defi kii na. yéen da ngeen ñëw continuer nga ne da ngeen ñëw fekk ko këram. dañoo ñëw ne ko ubbil mu ne du ubbi man maa ko ne ubbil wax ak sëñ bi mu ne ubbiwul. waaw ma wax mu daal di xàcc jaas jëm yoroon dóor ko ci bunt bi ma arrêté songaat porte bi parce que moment boobu man dama jàpp ne tey laay faatu. bi ñuy dem it ñun demuñu pour comme li tax nga xam demuñu pour violence amul ko ci yoroon sax cure-dent bu mën a jëm amul. waaw loolu tam ba mu jotee noonu la leneen lu jotaati. après dañu bëgg nga eggale récit bi après nga ne ko ubbil mu nee nga mu dóor porte bi jaase après lu stop. waaw mu daal di daw dugg ci biir tëju. waaw bi ñu demee nag bay ubbi buntu pour dajji ko la yaayam génn ne ma daw na te mu yanu maanaa parce que booba kër gi ci ginnaaw ay tool la fa nekk. ñu génn pour xool ci tool yi fan la war a nekk ci koñ bi après ndekete woo nañ police mu ñëw récupérer ko yóbbu ko. boobu yéen loolu bëggoon. boobu ñun dañu déggoo li ma la wax. dañu bëggoon li mu waxoon mu weddi ko parce que c'est parce que du moromam. bu ko weddiwul woon nag. waaw bu ko weddiwul nag après la cay xew moom mu ñu ne ay murid lañ ñuy liggéeyal Sëñ Tuubaa parce que nii may wax nii xawma lu may defal Sëñ Tuubaa nii may wax ak yow mais nee nga yóbbu woo leen foon ay jeunes ndax ñu lakk kër ga mais kër ga tamit yàq nañ fa parce que ñun dem nañ fa. am ay yàq xam nga loolu nag dama lay wax benn affaire gis nga soxna si yooyu yëpp bu tooñ amul du am yaa ngi dégg moom dañ ne kenn sañu ko sonn ñu naan ay Amérique protégé ak yooyu ñun Amérique bi ne ci ginnaawam wala bu dee keneen ku ko raw itam ñun kii luñ gëm kii lañ amul sako gis nga Donald Trump bi nga xam ne mooy président Amérique bu toogoon Amérique wax Sëñ Tuubaa naka sulut noonu bu wàccee aéroport Dakar xëy na bu ma ñaanee visa pour fekki ko dañuy lànk bu ma déggee ne mi ngi aéroport Dakar ma taal sama oto fekki ko kii lañ amul sako man ku mu neex wax ma lu la neex mais kii kenn ko wax. d'accord léegi bi coow Assane Diouf bi amee yéen jotuñu leen woo yow jotuñu la woo police jotu laa woo. non déedéet ba tey kenn woowu ma kenn woowu ma sama yooyu yëpp seetlu ma ko ci sax man xaw ma ndax dinañ moo loolu ba tey. parce que bu ñu déggee ni ngay waxee ak gars yi li ñuy wax fit bi ngay demee dafa mel ni police yow du la woo ñeneen ñi lay woo. mais yow du la woo du question que police du ñu woo police dañ koo liggéeyal loo xamante ne nii maanaam ñoom ñoo ko war a saytu. ñun nekkuñu fii naan damay def lu ma neex police duma gis nga su ma defee naka sut noonu tey du ma yendu Mamor mooy kan. mais teewul tamit yàq kër ànd ak ay nit ñu yàq. non jotal yàq man yàquma kër. déggoo li ma la wax dañ doon ubbi porte bi yaayam moo génn daal nañu kooku dem na daw na mais du yàq kër. am na lu fa jot a yàqu te yéen. mais après ku ko yàq. ñu ne yéen parce que yéen a fa. waaw bu ñu nee yéen la man ma ne du man parce que tey amul leen lu may defal Sëñ Tuubaa di ko weddi. su ma ko yàqoon dana man
parce que ñu ne jeunes yi fa nekkoon ñoo bañoon yéen ngeen. déggoo non jeunes yi bi ñu génnee kenn ma dama laa xàmme yow dañ lay bëggee ngir sëñ Tuubaa ma ne ko yow murit nga mun a mën ko bu ma laal parce que boo leen doon murit kii du toog fii nekk fii di wax lii sëñ Tuubaa te faju leen ko ñun ñu jóge feneen ñëw di ko faj ngeen ñu génn kii waaw te defuñu ko woon ngir ñu jàpp ko defuñu ko mais dañ ko doon dànkaa parce que dafa dugg foo xam ne baaxul Sëriñ Tuubaa lan du nangu soxna si ma wax la ko ma tëjal la ko kenn lañ mayut muy attaqué Sëriñ Tuubaa ñuy jàkkaarloo moom di ko xool mayuñu ko loolu la danoo defal suñu lépp du nangu ko wax dara. moom tamit taalibe murid la wax ko. loolu yëpp après mais dégg nga même Maam Mor Mbaye li mu du gëm ne Sëriñ Tuubaa bu ma waxee lu du doon ci Sëriñ Tuubaa murid lañ ñëw ci sama kër. xam nga man damay waaru man damaa waaru moi je suis man dama waaru parce que góor Amérique bañ nañ ko ndeysaan ñu ne góor bu amul kàddu moo xaj bi nekk ci mbedd beeyam mooy góor par exemple bu dul wax dëgg man xaw ma naka la murit yi waree nangu ni man déjà ni ma respecté murit ak ni ma bëggee sëñ Touba man ci sama biir xol ak fierté bi ma am nekk sénégalais foofu la sëñ Touba bàyyeekoo ak sëñ Touba li mu liggéeyal Sénégal man bu ma gisee imbécile yu mel nii taxaw ñu naan ñoom sëñ Touba la ñu gëm damay laajaat sama bopp ndax man sama bopp bi mi ngi dox. kii gëmul dara kii gëmul yàlla gëmul sëñ Touba gëmul li muy wax gëmul xaftaan boobu mu sol xam nga li muy def noonu théâtre pour Macky Sall man noonu laa ko gisee the man is a theater kii théâtre la xam nga loolu important na ñu bàyyi ci xel ci internet bi parce que ci internet bi ñun ñu bari ñu ngi fii ñëw ndeysaan xamuñu kii kenn ki théâtre ko indi kenn ki xeex ko indi kenn ki bëgg réewam a ko indi kenn ki wutum xaalis a ko indi kenn ki business a ko indi loolu moo tax ñu defar internet ku nekk am na ci place mais xoolal leen ma centre comédie yi bu fekkee des na place ngeen bu ma xal ma fa Maam Mor Mbaye Macky Sall parce que kii imbécile la kii loolu laa ko mën a tuddee kii respecté wul kenn respecté wul murid déjà parce que kuy toog di waxu murid di duul xam nga yow respecté wu murid parce que man bu may toog fii naan jullit laa dama bëgg yàlla bëgg yonent yàlla mënumaa toog fii di wax ay waxu yonent yàlla ba pare di fen doomu aadama yi loolu hypocrite la gën a jege loolu théâtre la donc léegi sénégalais yi maa ngi bëgg ngeen xam dara leer na Assane yëpp leer na adduna yëpp leer na askanu Sénégal yëpp nekk Assane Diouf jàppewuñ ko dara parce que kii warul tax ñuy jàpp doomu aadama sëñ Bass Abdou Khadir Assane Diouf waxu ko dara sëñ Bass Abdou Khadir sénégalais la comme desitu sénégalais yëpp Ousmane Tounkara ni mu amee pour rendre compte Mbaye Thiam ni mu amee pour rendre compte noonu la sëñ Bass Abdou Khadir am pour rendre compte noonu la ñëpp am pour rendre compte bi yàlla di wàccee alxuraan tudd ci sëñ Bass Abdou Khadir allahu la ci tudd boppam ak yonenti yàlla sallallahu alayhi wa sallam donc sëñ Bass Abdou Khadir doomu aadama la moi pour moi murit la saddiq ndax vraiment moom mooy porte-parole sëñ bi mais par contre aussi bu fekkee am na loo xam ne soxla nañ ko pour laaj ko man de Ousmane Tounkara dinaa ko laaj bu ma amee lu ma ko laaj loolu rek laa gis mais duma ko manqué respect parce que manqué wu ma respect te gis naa ne que sëñ bi lay représenté I love man love laa def murit love Tidiane love naa tarixa yëpp te man Ibadu Rahman la man gaw ma benn affaire man du ma man yàlla rek laa gëm ak yonentam du ma saaga kenn manqué wu ma kenn respect jéggiwu ma kenn ki ma amal problème Sénégal tey képp Macky Sall la du Demba Macky du Massamba Macky du groupe support Macky du groupe Amérique Macky du kii du kële man benn nit laa am koo xam ne moom laa bëgg a jàkkaar lool moom laa bëgg a rendre compte woon ko ne maa ko gën a nekk góor kooku Macky Sall c'est tout bu ma paree ci Macky Sall sénégalais yi aw ma dara loo xam ne maa ngi koy ñaxtu ci ñoom am na aw ma dara loo xam ne maa ngi leen koy toppee sénégalais nit ku baax la te Sénégal réewu jàmm la loolu xam nañ ko li ñuy laaj nag procureur balaa ngay am gàcce adduna di leen ree parce que déjà jël ngeen justice su Sénégal bi ngeen def ko làmb koo leen jóg koo leen ëpp doole rek ngeen jël ko daan ko duma ko jël leen Assane Diouf ngeen libéré ko Assane Diouf moomu leen ko Assane Diouf doomu yàlla la
Assane Diouf astaghfirullahi tuubi léegi Assane Diouf jaamu yàlla la Assane Diouf doomu aadama la ni yéen dafa am ndey am baay bàyyi leen Sénégal kumba am ndey ak kumba amul ndey bi ngeen di xool néew ji doole ji ngeen di leen néewal doole monsieur le procureur toog nga fii bu fekkee gisuloo ko ñu wanaat la ko handicapé yaa ngi Sénégal ngeen leen di jàpp di leen dóor orphelin yaa ngi Sénégal ngeen leen di jàpp di leen dóor taalube yaa ngi Sénégal ngeen leen di jàpp di leen maltraité am na beneen jeune bu nekk ci kaso bi Sénégal dafa ay at yu bari nekkoon étudiant bu brillant université ngeen jàpp ko tëj ko ci biir kaso bi yaayam di jooy bis bu ne ngeen jéggal ma nag mère nga jéggal ma vraiment parce que xam naa ne peut-être yaa ngi seetaan ngeen jéggal ma yaayu Ousseynou nga jéggal ma parce que vraiment dama lay bëgg a woo toujours maman waaye jot bi la toujours parce que prévoir naa ko lu bari waaye vraiment yàlla def jot bi permettre ko yenn saay mais dinaa la woo bu soobee yàlla ndax Ousseynou duñ ko ca bàyyi li ñuy xeexalee Assane moom la ñuy xeexalee Ousseynou sa doom ji te bu ci yàlla àndee te xoolal ndeysaan coïncidence bi ñaari nit yi nga xam ne ñooñu la ñu teg malhonnêteté bi muy Assane ak Ousseynou ñun ñëpp ñu jóge ci ñoom di Adama ak Awa ñun ñëpp ñu jóge foofu xoolal Assane ak Ousseynou ñu teg leen lii nga xam ne yàlla li ñuy wax la rek nee nañ la coïncidence amul ci àddina lu yàlla def rek dafa war a am y a pas de coïncidence dafa am lu important ma ñaan leen ko mes frères et sœurs xeexu Assane Diouf bi waruñu ko bàyyi mu nelaw wax naa leen ko nee naa leen li ñu teg Assane Diouf moom la ñu waajal Ousmane Tounkara moom la ñu waajal Mademba Diarra man mënaluñu ma dara zéro man toog leen ngeen nelaw wax naa leen loolu ba pare man ragaluma alkaatiw Sénégal ragaluma Macky Sall ragaluma ku mu xam j'ai peur de rien yàlla laa ragal ak yonent bi te yàlla tant que yónneewu ma message ne bàyyi li ngay def bu yeboo ngeen tëdd nelaw duma leen bàyyi duma dellu ginnaaw dinaa ànd ak yéen ba keroog victoire balaa may fàtte le 13 di ginnaaw suba tey la le 11 le 13 di ginnaaw suba marche bii nga xam ne moom la nit ñi di génnal pour libération Khalifa Sall ak pour aussi karimiste yi dinañu génn pour adopter pour xeex pour candidature Karim taxaw génn leen ngir yàlla ak yonent bi ngeen ànd ak doomu Sénégal ngeen ànd ak seeni mbokk suñu mbokk sénégalais yi bàyyi leen bu tàngee ñu dellu ginnaaw bu tàngee nga avancé ci la mbir mi di gën a jeex waaye bu tàngee rek ñëpp dellu ginnaaw dem laqatu ji bàyyi leen yooyu génn leen ngeen jàppale suñu frères yi ak sœurs yi nañu génn jàppale leen s'il vous plaît jàppale leen s'il vous plaît jàppale leen s'il vous plaît jàppale mu ne si critiquer voilà anyway dafa am loo xam ne dafa important ma wax leen ko léegi nee nañ leen lenn am na importance ngeen bàyyi ci xel merci mon frère sama frère kooku ngeen di gis kenn la ci sama frère yi muy vraiment nit koo xam ne il est brave nit koo xam ne his du sonn daal maanaam Abraham Samake mu nekk ak dafa jot kii aussi di Siste Degen Mbuub vraiment ñuy ay nit ñoo xam ne kenn xamul li ñuy liggéey Sénégal ni mu toll parce que am na nit ñu bari ñoo xam ne bokk nañu ci combat yi ay Titi Camara nit ñu bari ñoo xam ne bokk nañu ci combat bi te ñu bari xamuñu leen te vraiment bu doon wutum tur rek comme ni ngeen ko waxee ñu jël seen kanam yi def ko fi di xeex di def ay affaire they never do that they never do it they sit there di xeex bañ a dellu ginnaaw di xeex bañ a ralentir di xeexal Sénégal vraiment salaam broda Easy bëgg naa ci kanam tuuti incha allah bu ci yàlla àndee léegi yow ma gën a wax am nañu waxtaan mais vraiment dafa important pour ñu xam ne que doomu sénégalais yi dañu war a bàyyi kenn ci ñun buñ ko jàppee di ko sonal di ko bundu xataal ñu dem toogi de côté wax nañ leen ko injustice ci benn doomu sénégalais c'est une menace à tout le monde ngeen comprendre loolu xam nga injustice li tax mu grave mooy tey boo mënee jàpp doomu Sénégal dugal ko ci kaso bi ci ay fen loolu mooy mën nga jàppaat fukki doomu Sénégal dugal leen ci kaso mooy menace bi ñu leen di wax mooy mën na nekk
boo sonalee benn doomu sénégalais benn doomu sénégalais boo ko jëlee duggal ko kaso doomu sénégalais yi toog di seetaan wala di déglu defuñu dara loolu mooy comprendre ñu they don't understand loolu moo tax ñu leen koy wax toujours ñu ne leen benn menace benn jëf-jëf bu bon injustice ci benn doomu sénégalais c'est une menace pour tous les sénégalais du monde loolu comprendre leen ko comprendre leen ne que xeex bii ñuy xeex du xeexu Ousmane du xeexu Mademba du xeexu Massamba du xeexu Mapenda xeexu Sénégal yépp la this is for the whole of Sénégal parce que bu ñu xeexee jubbanti Sénégal man dama ko mën a dugal sama poche yóbbaale calculer leen Sénégal tey bu nekkee ci jàmm boo leen njëkki-njëkkee lampu Sénégal yi yëpp takk ndoxu Sénégal yi yëpp di dox tali Sénégal yi yëpp bees dama ko mën a dugal sama poche yóbbu ko sama kër kanaay pour ni may paquet mais mënuma yóbbu Sénégal antanuma ko Sénégal man dinaa dee ngeen fàtte amoon na ko tudd Ousmane Tounkara lenn rek laay def nii li may def sama diggante la ak yàlla te ku ko gëm loolu ngay gëm ku ko gëmul loolu ngay gëm man Sénégal laa gëm I believe in my country je suis fier d'être sénégalais fu ma dox ci àdduna bi fu chinois yi japonais yi indien yi waa Arabie Saoudite fu ñu dugg ci Amérique ma dugg ñëpp di tiitaru ñëpp di bankarlu man tamit sama Sénégal gi laay tiitaru bu ñëpp nuyoo Saudi Arabie kii nuyoo ne la Égypte kii nuyoo ne la Maroc ma nuyu la ne la Sénégal je suis sénégalais et fier d'être sénégalais te dinaa xeexal Sénégal ba amatuma bakkan duma nangu kenn fooye Sénégal mais nañu waxante dëgg imaginer leen dara man naka laay toogee tey ma ne dama bëgg Sénégal mais yéen ñëpp ci yéen kenn ku nekk ci yéen wax leen ma kan mooy toog tey bàyyi ku ñëw sa kër di ko saccage wala bàyyi ku ñëw sa kër di ko fonto wala ñëw fekk sa yaay sa kër pes ko kan ci yéen moo koy nangu mais bu ñu fontoo Sénégal ak loolu yëpp benn la bu ñu bàyyee nit ñëw di saccage Sénégal nit ñëw di fonto Sénégal nit ñëw di déranger doomu sénégalais yi mais nga toog nga kon yow ku mbéj sa yaay sax bu ko wax dara ku la saagati ndey bul mer parce que en fait Sénégal sa yaay fa la dëkk Sénégal sa baay fa la dëkk donc Sénégal moo ëpp valeur man sama yaay moo ëpp valeur man sama baay moo ma ëpp valeur man parce que doomu aadama yi nekk Sénégal rek 15 millions lañu te du ma tànn benn rek bàyyi ñëpp loolu mënul nekk j'aime bien ma maman moo ma gën a lu ma yàlla may ci àdduna mais Sénégal c'est ma fierté Sénégal c'est mon identité that's my identity sama identité Sénégal la donc man du ma bàyyi ku saccage Sénégal Macky Sall il est de 1960 73 laa judd d'accord 13 ans la ñu magantee c'est pas quelqu'un que je vais laisser muy saccage sama dëkk ma koy seetaan c'est pas possible yéen nag ku mu neex nga dem seetaan nga dem toog ci wet bi nga seetaan comme li ma leen wax rek film bu ñëwee am nañ film boo ko seetaanee buñ ko tegee ay millions de personnes ñoo koy seetaan ci àdduna bi mais dina am ay millions de personnes aussi yu ko seetaanul c'est pas grave lan moo xew Sénégal le Sénégal va mal notre démocratie est en menace ñun de doomu sénégalais yi duñ ko bàyyi lii di sama frère yi dafa jot lii di sama frère yi Y'en a marre lii di sama frère yi OSR lii di sama frère yi Sénégal rek lii di sama frère yi partout au Sénégal lii di jubbanti ak ñëpp duñu bàyyi Macky Sall mu déranger Sénégal loolu mënta nekk gis nga bépp doomu sénégalais ak foo mën a nekk nga war a nekk candidat présidentiel sénégalais wala député ak lum la kaay ma wax leen dara mais Macky Sall bu nekkee président Sénégal ñëpp mën nañ koo nekk mais bu leen fàtte ne Macky Sall c'est le fils d'un gardien mais loolu du dara sénégalais doomu Ndiouga Kébé est-ce que nekk nañu président doomu Djily Mbaye est-ce que nekk nañu président Sénégal Macky Sall il n'est rien ñun ñoo ko fal li ngay def ba doomu aadama yi fal la loolu ci yow la jóge man dafa am lu ma déranger xëy na yéen déranger wu leen nit ku mën a taxaw xool doomu Sénégal yëpp ci dëkk boo xam ne dafa bari pauvre ba taux pauvreté bi c'est presque 90%. Sénégal 90% sénégalais pauvre lañu 10% rek ñoo fay Richard kooku mën a taxaw mu ne dañ ko may 8 milliards Abdoulaye Wade fan la amee 8 milliards yu mu mën a mayee Macky Sall loolu dafa mën a nekk loolu mën naa dugg ci bopp nee ma bu fekkee lenn am na nga jéggal ma ngeen jéggal ma ci wax bi Wadis teg ku nekk
bu dee Ablaye Wade dafa jël 8 milliards may ko Macky Sall may na la 8 milliards yu ñu sàcc mooy ñi may wax sama mbokk yi war a aji màkk ren wax naa leen ko de képp koo xam ne gouvernement Sénégal moo la may billet màkk delloo ko goreel pour une fois dans ta vie goreel nga jàkkaarloo ak yàlla nga gore nga jël billet bi nga ne ko ah vraiment j'aimerais bien mais def ko ci boolu orphelin yi def ko ci boolu pauvre yi def ko ci hôpitaux Sénégal yi def ko ci hôpitalu Sénégal yi def ko ci école Sénégal yi bul ko demee mag wallahi vacances ngay dem te vacances bu naqari parce que xam nga lu tax vacances di naqari vacances pour noppalu la vacances du nga dangare ba suba ba ngoon jot te doo ci am tiyaaba loolu loo koy defee wallahi billahi jullit laa billet Makka boobu dafa araam billet Makka bu la Macky Sall jox nga demee ko Makka wallahi jullit laa sama diggante ak yàlla dafa araam billet Makka bu la Macky Sall jox wala Marème Faye Sall jox la ko wallahi billahi dafa araam maa la ko wax wallahi billahi dafa araam au nom de Dieu bu fekkee dégguloo arabe au nom de Dieu dafa araam wallahi I swear to God dafa araam boo ko jëlee Macky Sall bu jëlee alalu Sénégal Makka alal bu lew moo mën a dem aji booy aji Makka alal bu lew moo la mën a yóbbu dem leen de bu leen neexee bu dee vacances la leen di yóbbu bu dee pare yóbbaaleel sa maillot de bain foofu désert la amul plage yóbbaaleel sa maillot de bain ngay dox ci mbedd mi parce que yow ak xaj bi nekk ci mbedd mi yéen a yem wallahi bu la Macky Sall mayee billet Makka nga jël ko demee ko Makka yaag mbaambee yem baaxul c'est pas bon ma wax leen ko kooku bu doon sama yaay di sama baay di sama nijaay ma wax la ko am telling you the truth ku la bëgg nag moo lay wax dëgg yowmal xiyam di nga yegg ci pont boobu ñu ne yéen bi gars yi di wax lii foo leen newoon bu fekkee amoo xam-xam sax waxoon nañ la ko nit waat na ci man Ousmane waat naa ci yàlla ku jël xaalisu Macky Sall demee ko Makka wallahi lekk nga alal bu araam ragalu leen nag ndax ragalu leen dara di ngeen ko def di ngeen jël alal bi doo leen rus doo leen yëres di ci dangare di ci dugg avion di ci dem Makka loolu de boo ko naree def nga jëndi buteelu sàngara naan ko yëpp benn la is the same yëpp benn la Makka du caaxaanu kaay Makka du foye kaay Makka béréb bu tedd la boo xam ne yàllaa ko fa def pour ñuy dem di ko fa jaamu ba bañ na ko ba parmi les 5 piliers les plus importants biñ la limalee yëpp biñ la limalee nga gëm shahada kalima shahada ah ñu gëmal la nga taxawal julli ah ñu gëmal la nga jox zakat ah ñu gëmal la nga woor weeru koor te sawmi ramadana ñu ne la wata hajjul bayti liman istataaw ilayhi sabila yàlla dafa ne ku mën a aji Makka ajal ku mënul aj baal naa la mais new la nga sàcc alalu doomu Sénégal yi di ci dem aji Makka wala ngay dangare yow ngay puukere ngay daagu nga ne yow dangaa dem aji Makka parce que Macky Sall da laa may billet Makka Macky Sall dafa yelloo lu mu mayee ni Macky Sall li mu yor yëpp dafa araam Macky Sall li mu yor yëpp xaraam la xaalisam yëpp xaraam la daf ko sàcc Macky Sall dafa sàcc Aliou Sall sàcc loolu ku ko jël nga dem ajee ko Makka wallahi billahi tallahi di nga ko diggaal ak yàlla jël leen ko ngeen dem wallahi di ngeen ma woowaat yowmal qiyaam de fa mu tàngee ngeen ne ma frère yow non seulement wax nga ñu ko waaye waroon nga ñëw xëcc nga ne ñu bul dem du ma ko def nag du ma taxaw jàpp loxo kenn wañaar ko waaye wax nañ leen dëgg gu wér ku ko jël ajee ko Makka pour la première fois dans ta vie rendre-toi compte que ne soit pas confortable wallahi ku ajee xaalisu sàcc Makka mais loolu boo ko waree def jëlal exemple rek demal jëli boutique man ngaa dem jëli boutique toj ko jël xaalis bi ajee ko Makka man nga koo def mais xaalisu gouvernement moo gën a garaaw loolu ku luubeel alalu Sénégal di sàcc di fen doomu sénégalais yi di leen tappale di leen turiyande ngeen jël xaalis boobu ñeme ngeen ne yéen da ngeen ciy dem Makka Macky Sall ma wax leen dara ngeen comprendre ko néegu yàlla suuf bu nekk ci àdduna bi néegu yàlla la suuf bu ne ci àdduna bi yàlla daganal na la nga julli ci comme par exemple tey bu jëlee alalu Sénégal yi tabax ci ay jàkk ngeen ciy julli xaraamul déedéet xaraamul loolu dafa dagan
parce que bul fàtte néegu yàlla la ci def moom du ci am tiyaabo déedéet moom du ci am benn tiyaaba parce que du alalam alalu Sénégal la du ci am tiyaaba man ngeen cee julli même jàkk yi mu pent APR mën ngeen cee julli parce que jàkk la jàkk bu ne doomu aadama mën na cee julli pour jaamu ci yàlla waaye wallahi billahi tallahi alalu sàcc mënoo cee aji màkk comme alalu sàcc tey bu ko nit jëlee tabaxee ko jàkk nit ñi mën nañ cee julli jàkk ji mën nañoo julli à tout moment mais borom moo ci dul am tiyaabo ka sàcc xaalis bi moo ci dul am tiyaabo mais xaalis bi ñuy jël di ko sàcc yow doomu aadama bi teg ko ci sa loxo nga ci dem ajee màkk da nga war a xam xal alal boobu fu mu jóge même sa doom bu la mayee billet màkk ne ko doom mu ne la waaw alal bi foo ko jëlee bu la ne ah papa man de alal bi dama doon jaay drogue wala dama ko sàcc bu ci dem màkk bu ci dem de bu ci dem de bu ci dem de bu ci dem de lan moo am ñu wax leen ko tey comprendre leen ko Macky Sall bu ko neexee dina bàyyi Assane Diouf bu ko neexul dina bàyyi Assane Diouf ñun duñ ko may xam nga loo gis ci àdduna rek comme ni ma leen ko waxee yéen lay neex yéen ñii mu neex buggu leen bouger bu leen neexee bu leen bouger kenn mënul jël loxo kenn wañaar ko ne ko da ngay dem par force loolu mënuñ ci dara we cannot do that mais lenn lii nga xam ne moom moo am te du deñ li nga xam ne moom moo am te ñu respecté ko wallahi al azim ñun dinañu xeex parce que ñun dañoo gëm Sénégal ñun dañoo gëm démocratie ñun dañoo gëm freedom of speech ñun dañoo gëm ne Sénégal c'est un pays souverain dañoo gëm ne que Sénégal dafa am indépendance te dinañu xeex pour protéger indépendance boobu seetlu leen dara ndeysaan ñu ne leen l'union fait la force xool leen tey Afrique dëkk bu nekk ñu ngi demal seen bopp kenn mënul dem waaye xoolal ñoom ñëpp bi ñu dajaloo France xoolal équipe France bi Congo Sénégal Mali nangam sangam jël leen ko ngeen bind ko dinañu gagné coupe du monde bi parce que lan la l'union fait la force pour la première fois l'Afrique s'est réunie mais malgré dañu dem réunir ci dëkku tubaab ah lan laa mën a wax loolu moo am parce que nous on est décomplexés ñi Macky Sall di ñëw jox bi président moo ma may billet à Makka yàlla ngay dem seeti Makka jëlal xaalis boobu nga delloo ko nga ne ko monsieur le président mu ne la waaw nga ne jéggal naa la ko jël ko nga def ko ci école yi xoolal Aliou Sall ñàkk jom bi xool leen rek man mi dëkk Amérique laa leen wax di man fi ma dëkk moomuma ko comme dëkk bii man xam ngeen ne moomuma ko je ne suis pas d'ici je suis sénégalais man mënumaa tabax nii villa dëkk jàkkaarloo ak poubelle c'est pas possible Aliou Sall tabax na villa jàkkaarloo ak école boo xam ne poubelle la loolu moo lay won nit ak sentiment loolu moo lay won doomu aadama loolu moo lay won nit ku bon boo bëggee xam nit ku bon da ngay seeti famille Sall yow naka ngay jëlee villa tabax ko fii di taal ay climatiseurs yu nit soxlawul di ubbi ay robinet yu nit soxlawul ay xale wallahi billahi boo leen ma laajee ñi ko xamul awma ay milliards waaye sama 300 francs yooyu ma am saa yu ma sama doom wàccee école mu ànd ak beneen xale dinaa jëndal xale boobu glace comme ni ma koy jëndalee sama doom dinaa ko jëndal tàngal comme ni ma koy jëndalee sama doom te sénégalais yëpp ay def loolu jarul ma koy tiitaroo nous tous on est les mêmes sénégalais yëpp bu génnee di def lu baax bu doomam ànd ak doomu jàmbur même bu amul lu mu lekk da koy jël dimbali ci doomu aadama boobu mais Aliou Sall lan la def jël villa tabax ko ay milliards tabax ko nii école nekk nii te pour te dire xam nga lan moo bizarre moi je me def naa ko dugg naa ci lu bari ci affaire sociale xam naa ko est-ce que xam nga ne defar école Sénégal yooyu je vous dis une chose loolu man maa leen ko wax jël leen ko ngeen bind ko téere école boobu Aliou Sall janoon noonu avec 3 millions de francs CFA 3 millions école boobu dina beesaat takk mën nga ko raaxaat defaraat zingi defaraat 12 yi mu set defaraat mur yi defaraat lépp mu set avec 3 millions déedéet Aliou Sall a pris peut-être 300 fois ce même montant mu def ko ci benn villa 300 fois donc disons que villa Aliou Sall boobu mën nañ cee defar 300 écoles réparé mënuñ cee tabax 300 écoles mën nañ cee réparé waat 300 écoles le fou buubu le fou laa leen di tuddee laay koy tuddee buubu le fou moom gisul boppam mu dem jëli xaalis boobu di ko def ci kër
kër googu Aliou Sall dina ko yóbbaale ci bàmmeel ne leen ko pour la première fois dans l'histoire du monde na xewal lu ñu xewal buy dee na dajale yooyu yëpp Macky Sall tamit buy dee na dajale yooyu yëpp yóbbu ko ci bàmmeel ba parce que Aliou Sall moo leen gën a xam ne dina dem kaso 2 Macky Sall moo leen gën a xam ne dina dem kaso 3 famille Macky Sall bi kii di Marème Faye Sall dans l'histoire du Sénégal jabaru président dem kaso ci Marème Faye Sall lay commencé parce que Macky Sall deful dara bàyyi jabar ci ginnaaw lépp lu mu luubeel ci Sénégal mook jabar jee ànd def du ma ko saaga nag parce que vraiment comme ni ma leen wax yenn saa xol bi dina yéeg waaye du ma ko saaga déedéet waaye dinaa fexe ñu atte ko te bis buñ koy atte dinaa ko fekke bu soobee yàlla fu ma mën a nekk ci àddina dinaa dagg billet bu dee Amérique la di xeexam moom xeex bi moom dina ma fekk Sénégal waaye bu fekkee Macky Sall bis buñ ko duggalee kaso Macky Sall bis buñ ko duggalee kaso wallahi azim buñ koy atte dinaa ñëw toog ma ne ko Macky waxoon nañ la ko we told you so xam nga déjà common sense ñi ko xam ki xam Samuel Doe ki seetaan Libéria seetaan Afrique du Sud seetaan Zimbabwe xam nga loolu moo triste ci àdduna bi like you know people are not gonna put up with your nonsense but you still do it ku seetaan Libéria non seulement Samuel Doe Charles Taylor face Charles Taylor yóbbu nañ ko xeeg àdduna bi yëpp di ko gis Muammar Kadhafi keroog bi ko nitam yi di rey ñu dugal ko ci 404 mbaar mu mel ni xar doomu aadama bëggul oppression xam nga loolu la nit ñi comprendre boo toogee ñu ne la Libye lii la ñu dafa dëgg la Muammar Kadhafi amul lu mu doxul doomu libyens yi ci àddina jox leen ci alal mais doomu aadama moo bëggul oppression benn doomu aadama nangul ku ko not koo bés xar sax boo ko sonalee mu matt la boo ma weddee jàppal xar nga amerde ko mu matt la te xar du matte koo lottal mu jëngu sa kaw Macky Sall dinañu jëngu ci kawam parce que doomu sénégalais yi duñu toog di seetaan Macky Sall mu ñuy not pourquoi ñu koy nangu there is no way doomu Sénégal di toog di seetaan Macky Sall mu ñuy not ñaan nañ la ci njëkk ak teraanga dégguloo ko xam nga ñaan bi sax ñaanuñu la nar a dimbali ñu ngir yàlla yonent bi nga bàyyi diw déedéet parce que yow doo yàlla man de man gor laa boo bëggoon jël Assane Diouf rendi ko ci biir kaso boobu wala nga jàpp ma man rendi ma sax sama kàddu gi du changé we not gonna beg you ci loo xam ne du doo dëgg du yoon duñ la beg bu la Assane Diouf tooñoon wallahi ñu balul la ak tooñu la sàcc nga mu ne la sàcc nga tu as menti mu ne la da nga fen wala nga def yëpp la wax donc dara loo xam ne dinañ la ko ci ñaan du am bu ma waxee ay nit ay dof Sénégal tey xam nga luñ may wax ñu ne ma mais président affaire Assane Diouf bi yéen a aggravé situation bi parce que yéen a nekk ci Facebook bi di continuer bu dul loolu ni kon Macky Sall bàyyi na ko fen rek bu ñu waxuloon ci affaire Assane Diouf bi Macky Sall da koy rey ci kaso bi au contraire li tax mu ragal koo laal mu ragal koo not def ko yenn yi xam na ne dinañ ko génne loolu la ñu am nag parce que bul fàtte armée moo nekk Sénégal ak ay militaire moo tax ñuy dajale suñu ay nit pour ñëw jàmmarloo ak ñoom ñun de dinañu génn te xam nañ ne les généraux seront avec nous ndax Macky Sall ñaanoon na leen ko Macky Sall laajoon na leen ko Macky Sall newoon na généraux Sénégal yi madame assistante foofu ki nga xam ne vraiment jàmbaar la dimbali ma nga yónnee ma ko ci sama WhatsApp bi ma tegal ko gars yi vidéo ba nga xam ne moom la Macky Sall nee woon généraux sénégalais yi dina génn pour bañ pour jëngu lii nga xam ne moom la Ablaye Wade bëgg a teg doomu sénégalais yi te du dëgg te dafa bëgg généraux yi ànd ak citoyens sénégalais yi dama bëgg nga tegal ma voilà léegi nga yónnee ma ko beneen affaire bi nga xam ne moom laa amoon pour wax leen te du ma guddal comme ni ma leen ko waxee ma tënk waxtaan bi mu tëju mooy affaire Feuz Galsen bi affaire Feuz Galsen bi démb waxtaan naa ci amin pas waxtaan mais yónnee naa ci ay message ay nit parce que paraît-il déglu naa vidéo bi sax en fait dafa génn am yu mu wax donc ñun ñëpp ñu bokk ci comme man li may def nii amin loolu moo tax tey ñuy ne àdduna bi dafa am lu important muy freedom of speech te it must be protected li tax ñu war koo protecter mooy lan tey man Ousmane bu ma waxee am na ñoo xam ne neexu leen am na ñoo xam ne gënalu leen
mais dañ ma ci bàyyi parce que lan sama droit la parce que boobu droit citoyen la Amérique njëkk passé fii mooy the right to freedom of speech mooy Amérique dafa am ay amendement like it has amendments donc amendment rights the first droit bi ñu may doomu aadama fii the first amendment right that human beings have in America is the right to freedom of speech mooy am nga droit wax lu la neex am droit def lu la neex tant que def yàquloo loi dara du la ci fekk donc bëgg naa maa ngi leen koy waxaat waxoon naa leen ko ngeen bàyyi doomu jàmbur bi mu def liggéeyam te Feuz xam naa ne yaa ngi may dégg yaa ngi may déglu demal nga defi sa liggéey man Ousmane Tounkara ci ñi nekk Amérique laa bokk man baal naa la sama bos parce que ñun suñu problème du ak citoyen sénégalais demal nga defi sa liggéey demal nga liggéey nga def lépp loo xam ne doy na la ci Amérique demal nga vacances nga naan sa ndox mu sedd nga doxantu kenn du la laal if I tell you believe me kenn du la laal nobody going to touch you jeunes yooyu ñu lay wax yëpp samay frère lañu te dañ may déggal nobody is gonna touch you nobody jeunes yooyu sama frère yi yéen ñëpp laay waxal ngeen bàyyi Feuz ci jàmm ak teraanga ak njëkk mu def liggéeyam du doomu aadama man mi ngeen di waxal je ne la connais pas personnellement du sama xarit mais sama sœur la c'est une sénégalaise yàlla na ma yàlla musal bu ko dara daloon ñii njëkk fekkee ay problème am ci lay bokk donc nañ ko bàyyi tranquille mu nekk ci jàmm ñun dañ fi nekk pour protéger wante nekkuñu fi pour bundu xataalante bu leen neexee nag ngeen yor seen social media ku nekk yow yaa moom sa social media bu la neexee ngeen dem partout ngeen wax lu leen neex du ma teree kenn wax yow yaa ko moom comme ni mu leen xasee te mu naqari leen ngeen xasaat ko loolu seen coobere mais bu ko kenn teg loxo bu ko kenn jege ku ko laal yéen sama ay rakk ngeen xam naa ne doo leen ko laal ku ko menacé bàyyi leen parce que boo leen ko menacé mën naa yegg foo xam ne waru fa woon yegg fii menace crime la fii Amérique la fii menace de vie crime la bu ko kenn laal ku ko laal man personnellement di nga ko digaaleen man bu ko kenn laal bu ko kenn jege man bugguma ku laal doomu sénégalais ak fu nu mu mën a mel bu ko neexee sant Jaata bu ko neexee sant Jeeju bu ko neexee sant Badiane doomu sénégalais mën naa wax lu ko neex nit ñaa ngi fii man chaque jour di ma attaqué ah mais musuma yónni sama benn frère mu dem dóor ko wala mu gaañ ko wala mu def ko dara bu kenn sonal nit ñi ok fii freedom of speech moo fi am ak freedom of expression bu kenn sonal kenn maa ngi leen di ñaan nag ngeen jéggal ma parce que waxtu bi gàtt na te jot bariwul vraiment ngeen baal ma ak je vous remercie merci encore pour tout xam naa rek ñu defaat noonu ba beneen yoon incha allah merci beaucoup